Bienvenue dans cette nouvelle leçon de un esprit sain dans un corps sain. coach lu nga waxoon yëpp def naa ko technique yi dugg na non seulement dugg na mais entraîné naa ba taxaw léegi moom nice lépp nice lu nga waxoon yëpp am naa ko. yaa ngi daw xaddar bu nga ñëwee ak nu ma attaqué nii lu ma jàngoo yëpp laa fàtte lépp a dem. bëri na nit ñoo xam ne dañoo jàng seen cahier ba mokk dem si toog classe examen ñoo li ñu jàngoon lépp daf leen réer parce que dañoo patiné dañoo stressé de la même manière ici tamit c'est la même chose bëri na ñoo xam ne dañoo jàng ay technique yu garaaw mais ni ñu leen songee ànd ak doole boo xam ne dañoo tiit en tant que seen sang-froid ba li ñu jàngoon lépp daf leen a réer loolu ba tey benn faiblesse la. il faut toujours nga garder ce sang-froid. xam ne da ngay am sa regard ferme ah lu ñëw fii nga xool ko lu ñëw fii nga xool ko lu ñëw fee rek nga xool ko càkk ah rien que par le regard rek day dawloo bëri na adversaire yu tëb ngeen ne kek bëri na adversaire ñëw nga wàcc bu dëgër xool ko fixé ko day daw si saa si te amaana xëy na sax bu la songoon xajul sa kaw. coup de pied bu nekk wala coup de poing bu nekk bépp attaque boo xam ne day munti ñëw regard mooy jiitu toujours attaque on a toujours ce schéma regard attaque wala regard blocage. léegi soo dul xool nag danger yi ñoo la siy fekk. alors que boo xoolee di nga gis ba xam ni ñu koy paare. nit bu la provoqué avant tout da ngay dal. parce que dal mooy tax après nga xam naka ngay réagir ñëpp xam nañ ne si moment yi ngay rëpp di tourner de gauche à droite wala moment bi ngay patiner di mënoo def lu baax. am na nit ñoo xam ne forcément bu ñu la provoqué nag di nga tiit parce que bu dul dara tamit nit dong nga loolu c'est naturel. lu la bett mën la mun nga tiit mais léegi lan mooy sa challenge mooy tiit boobu da nga ko war a faire le tout ba contenir ko mais si saa si nga ressaisir ba mu taxaw nga téye sa fit. provocation nag foo ko fekk def si très attention ku ñuy muuri bëtam bés bu la wootee si sànnum xeer. c'est parce que dafa fekk dafa dëgg xeer ba pare moo tax mu lay woo si sànni mu xeer moo tax provocation c'est à prendre très sérieusement ak ku mu munti doon même ki gën a doye di même koo xam ne da nga koo long large ko même koo xam ne da nga jàpp ni kii buy dox sax te doxinam dëgërul sax bu la provoqué dafa très attention. yow doo xool fooy dox. mais yow yaa ma fël. man maa la fël. léegi fëlaat naa la. waaw mais yow saa waay. waaye moo lay fëlaat sax. saa waay arrêté la de. fël nga fi léegi dama lay bumax sax na. vous avez vu mu ngi yoroon benn ngànnaay ci moom. même boo tasee ak benn délinquant wala benn voyou muy jël seen affaire yooyu noonu bay lang bay dox di kayan yi sax ba nga ne yaakaar ne kii boobu tëlee rek mu daanu defal ci moom attention. yow wax naa la nga bàyyi sama buntu kër bi ngay toog di mandi. gis ngeen nit ki bu ko neutraliser rek. nga tourné wane ginnaaw dem parce que comme toujours que nit ki xamoo lu mu yar ak lu mu mën a for mun nga ko def lenn wala nga wax ko lenn nga jàjj ko nga wane ginnaaw xooloo sa ginnaaw toujours dans le cadre du regard lenn mun la say fekk neutraliser nga ko da nga koy xool toujours dans le cadre du regard hop xool xool ba fii bul wóolu parce que mun na jël xeer xaañ na ko. rax ci dolli nga ànd ak nag des personnes qui sont vulnérables parce que bokk na stratégie noonu. mooy que ne bu amul accès ci yow wala bu xamee ni mënul dara ci yow dafay dem xool personne bi gën a vulnérable ci yow mu daal di koy attaquer. moo tax vraiment provocation nit bu lay provoquer bu ko tontu bu ko ci fekk ci surtout que boo ànd ak ay nit parce que yow bu fekkee tu as les bagages nécessaires pour défendre mais xamoo ñeneen ñi tu exposes les autres personnes en danger. nga ne lan yow. menace baa ngi nii waa jaa ngi nii provoqué na la attention da ngay am seetlu te seetlu loxo yi. seetlu loxo yi ndax mun na sa yar daram déet ci ginnaaw aussi ba tey mun na am dara loo xam ne loolu moom mënoo koo seetlu loolu ne xanaa nga xaw a arrière tuuti. yooyu toujours moom mooy genre comportement de base ngeen war a adopter prioritairement comme ni ma leen koy faral di waxee muy ay astuces mais léegi nag su fekkee da nga nekk un professionnel boo xam ne def jàng ci technique self défense di nga am réflexe ak dal bi war ak regard bi war ba di nga xam di nga neutraliser waa ji ak n'importe quel point ni mu munti fëlee mu leen koy wan nii.
pour boucler émission bi nekkul tamit que ne da nga jàng sa arts martiaux nekkul tamit que da nga mën say technique mën say self xam say base rek tax léegi ku ne la prip rek nga xeex ak moom déedéet. kon li nga jàng ni da nga koo jàng pour légitime défense mais c'est pas pour attaquer. technique yi nga xam ne da nga koo xam bu ko xam rek di ko foowee wala di ko appliquer foo xam ne foroo ko fa appliquer wala tax ngay jokkaas n'importe qui de gauche à droite ça ne se fait pas te boo ko defee sax yoon dina am fu muy jaar ak yow. bu leen fàtte abonné aussi Esprit Sain Constant chaîne YouTube bi bu ko defee doo leen raté benn si suñu notification mu ngeen ñu suivre aussi sur Facebook ak sur Instagram peace.